asalaamaaleykum sama gars ñi tey le vendredi 16 janvier 2026 am mbégte mu rëy saa su nekk di dellu soit ak yéen ci lépp li nga xam ne dafa yitteel seen actualité bi nag ñu fas yéene ko jagleel actualité géopolitique mondiale xam ngeen ne démb kii nga xam ne moom mooy le chef d'état-major général bu armée bu fédération Russie di Valéry Gerasimov génn na doon amal bilan yi nga xam ne wala succès yi nga xam ne am nañ ko ci réewum Ukraine daanaka maanaam lim li benn la fop fi nga xam ne daal front bi nga xam ne toll na ci 1800 kilomètres ñoom armée bu fédération Russie ñoom ñoo àppoo vent ci fànn yëpp maanaam ñu ngi wéyal di niilal lépp li nga xam ne ay pexe yi nga xam ne noon bii nga xam ne mooy Ukraine da koy nas ñoom ñu ngi koy faagaagal xañ leen lépp li nga xam ne dañ ko yittewoo jëm ci wàllum énergie li ni mel amal nañ ko ba Volodymyr Zelensky décrété état d'urgence maanaam énergétique ñoom nee nañ fépp fi nga xam ne si front bi la Donbass beeg sud beeg fépp ñu ngi xuusandi lii ki mel ni Kharkov dugg nañ fa li ki mel ni Kupiansk dugg nañ fa maanaam ñoom ñu ngi wéyandi daal di xuus bu baax a baax ci réewum maanaam Ukraine daanaka daal mun nañu wax ne daal ñoom la ko dese ñu atteindre seen objectif lu néew la lii mooy la nga xam ne kii di Valéry Gerasimov fësal na ko démb ci benn communiqué bi nga xam ne da koo jagleel taskatu xibaar yi tey nag ñii nga xam ne ñoom ñooy parti Ukraine bi ñoom tamit fësal nañ ab communiqué bi nga xam ne wax nañ bilan bi nga xam ne jot dañ koo am ci fédération de Russie selon l'Ukraine ñoom perte yi nga xam ne infligé lañ ko maanaam réewum fédération de Russie le 16 janvier parce que communiqué bi tey la génn nee nañ ci wàllum soldat faat nañ lu toll ci 1 224 460 soldats léegi nee nañ yokk na de 1370 soldats ñu ne ci wàllum blindé AFV yàq nañ ci lu toll ci 23 908 donc 4 de plus ci at bu bees bi ñu ne véhicule camion citerne yàq nañ ci lu toll 74 486 ci at bu bees bi daanaka lu toll ci 180 nee nañ tànk yi bi guerre bi tàmbalee ba léegi yàq nañ 11 563 donc plus 6 système d'artillerie ñee ñoom yàq nañ ci 36 236 plus 48 léegi ñu ne drone UAV yi ñoom 107 884 lañ ci yàq donc ñu ngi ko wax tey 527 de plus lance roquette multiplié nee nañ yàq nañ ci 1614 tey ci at bu bees bi yàq gum nañ ci ñett avions yi nag ñoom nee nañ yàq nañ ci 434 avions lañ daaneel hélicoptères yi nee nañ yàq nañ 347 avions yi nga xam ne fédération Russie moo ko moom missile de croisière nag nee nañ jot nañ cee laal lu toll ci 4163 défense antiaérienne yi nee nañ yàq nañ ci 1277 léegi lii nga xam ne mooy équipement spéciaux yi yàq nañ ci 4044 navires yi nag nee nañ yàq nañ 28 navires lañ maamel sous-marins yi nee nañ am nañ ci benn lii mooy bilan bi nga xam ne armée ukrainienne fësal na ko gannaaw bi nga xamee ne Valéry Gerasimov moom itamit dafa fësal maanaam bilan bi nga xam ne ñu ngi koy am bilan bi daal boo leen xoolee li ci gën a fës côté fédération de Russie mooy territoire yi nga xam ne ñu ngi ciy xuus bu baax a baax te nee nañ la ñu am ci 2025 daanaka toll na ci 5000 kilomètres carrés yi nga xam ne nangu nañ ko ci suufu Ukraine mu nekk progression bi nga xam ne moom mooy progression bu gën a gaaw bu gën a yaatu boobu ba léegi nag am na benn mbir bi nga xam ne Emmanuel Macron xamal na ko démb nee na daanaka léegi lu ëpp solo ci renseignement ukrainien yi ñoom ñoo leen koy yët maanaam bu njëkk ba bu fekkee ne États-Unis mooy ka nga xam ne moo doon gaaral réewum Ukraine lépp li nga xam ne da koo soxla ci renseignement jamono ji France mooy ka nga xam ne moo ca tee pàcc bu ëpp solo ci théâtre d'opération yi binaa bi nga xam ne Donald Trump dafa teggi loxoom ci lu bëree bëri parce que ngànnaay Amérique yi mayeetu ko joxeetu ko maanaam occidentaux yi ñoom ñoo koy jënd di ko yët armée ukrainienne moom la nga xam ne mooy position daal jàpp na ne Volodymyr Zelensky mooy ka nga xam ne daal moo tardel jàmm ci moom daal bu xaatimoon déggoo bi fexe ba baaxee fédération de Russie suuf si nga xam ne mooy suufu Ukraine su ko defoon jàmm ji dina nekk li nga xam ne lu gaaw la moom nag moom mi doon sàkku prix Nobel de la paix am na prix Nobel de la paix waaye prix Nobel de la paix boobu noonu dañ ko may mooy ki nga xam ne moo nekk opposante vénézuélienne bi moom moo ko may prix Nobel de la paix am waaye nekkul la nga xam ne da ko gagné comme niñ koy joxe ca ña nga xam ne dañ koy jongante pour mun koo am léegi nag ñi nga xam ne ñoom ñooy Nobel bi nee nañ prix Nobel de la paix bi kañ ko jox mooy borom su ko joxee keneen tam du changé lenn maanaam dañuy jàpp ne daal
Machado boobu nga xam ne mooy opposante vénézuélienne bi moom mooy borom prix Nobel de la paix bi moom nag tey rafet na le fait que kii nga xam ne mooy opposante vénézuélienne ñëw ba Maison Blanche yéene ko may ko ne moom moo ko gën a yellool te moom la doon sàkku parce que moom jàppoon na ne la nga xam ne def na ko ci wàllum utum jàmm dina tax bu ñu jox ko ka nga xam ne moo ko gañe moo ko baaxee prix Nobel de la paix boobu noonu moom nag benn mbir bi nga xam ne premier ministre japonaise bi nga xam ne soxna la moom tamit mu ngi taxawaay bi nga xam ne daanaka suppar ñi na de façon radicale taxawaayu réewum Japon xam ngeen Japon ci seen constitution dañ saa mandargaroon lépp lu jëm ci wàllum jàmm mooy maanaam réew mi nga xam ne ku doom jàmm la ràcc ñu koy wax un pays pacifiste waaye premier ministre japonaise bu bees bii moom nekk soxna dindi na lépp luy dem ci wàllu boobu noonu parce que xam ngeen ne moom waxoon na ne pare na pour jàppale Taïwan bu fekkee ne Chine da koo nar a song moom lii nga xam ne mooy toggum ngànnaay fexe na ba réewum Japon amaat ci budget bi nga xam ne budget bu am solo la ba moom sax wax na ne réewum Japon faw mu dalloo lu ñuy wax arme nucléaire comme que seeni dëkkandoo di Corée du Nord da ko am ñoom tamit jot nañu dalloo ngànnaay nucléaire moom nag commencé naa fournir ay ndimbal réewum Ukraine léegi nag ndimbal yooyu noonu dafay jëm ci ay voiture blindées yi nga xam ne moom la ñuy wax le Japon n'a jamais voulu fournir d'armes létales en Ukraine mais vient de tout de même de lui rapporter une aide particulièrement qui peut s'avérer décisive sur le champ de bataille. Maanaam, cette semaine, le Japon a terminé de livrer une aide précieuse à l'Ukraine si le pays du soleil levant a décidé depuis le début de la guerre de ne pas fournir d'armes. mooy maanaam bi guerre bi tàmbalee ba léegi dafa lankoon ne du joxe lu ñuy wax ay ngànnaay létaay waaye li ni mel won na ko ginnaaw ndaxte fournir na lu toll ci 14 véhicules militaires yi nga xam ne ñu ngi lay wax ay Humvee mooy xeetu Toyota yi nga xam ne daanaka mook voiture militaire américaine yi benn lañ moom la réewum Amérique yët réewum armée bu Ukraine. Le ministère de la Défense des forces d'autodéfense ont décidé de fournir 30 véhicules supplémentaires en octobre 2025. Le dernier lot de 14 véhicules est arrivé en Pologne le 12 janvier maanaam am na lot bi nga xam ne déjà yegg na Pologne mu toll ci 14 véhicules achevant ainsi la livraison de l'Ukraine. Le Japon a également transféré 2 conteneurs de fourniture médicale contenant a confirmé l'ambassade du Japon via X maanaam ñoom xam nañ ne yónnee nañ lu toll ci 46 voitures Humvee yi nga xam ne ay voitures de transport la ay voitures yi nga xam ne suñ ko modifié mun nañ koo def mun nañ ci ay ngànnaay mun nañ def ay mbir yu bëri mu nekk oto yi nga xam ne daal Toyota moom moo koy defar mu copier ko ci lii nga xam ne moom mooy Humvee yi nga xam ne américains ñoo ko defar mu nekk ay voitures blindées de troupe wala yi nga xam ne mën nañ ci embarquer ay ngànnaay mu nekk la nga xam nag dina dimbali Ukraine bu baax a baax léegi nag xam ngeen ne wax naa leen ne Venezuela Amérique teg na ca loxo parce que jamono ji lépp li nga xam ne politique la bu am ci réew boobu noonu Amérique moo koy décider ginnaaw bi nga xamee ne Donald Trump démb réussir na jaay lu toll ci 500 millions de dollars ci pétrole vénézuélien léegi kii nga xam ne mooy présidente bi di Dulcy Rodriguez moom soumettre na officiellement au Congrès maanaam lépp li nga xam ne dafay suppar ñi loi yi nga xam ne doon xañ ay entreprises étrangères ñëw di investir ca la nga xam ne maanaam ab entreprise locale du leen yilif léegi lii nga xam ne mooy décision bi mooy maanaam ce jeudi un projet de réforme de la loi sur les hydrocarbures cette démarche législative entend offrir un cadre juridique sécurisé pour stimuler les investissements mooy maanaam lépp li nga xam ne dañ ko ñagoon pour tax ba képp kuy investir ci pétrole vénézuélien bi doo ca doon actionnaire majoritaire mooy maanaam yow dina am toujours la nga xam ne réew maa koy moom yow nga jël ci pàcc ba nga xam ne mooy pàcc bi gën a yées li ni mel ñu ngi koy suppar ñi kon jamono ji lii nga xam ne mooy congrès bu Venezuela daje nañ pour changer loi yi nga xam ne da doon tax ba képp ki nga xam ne entreprise étrangère nga doo mën a ëppale ci lépp li nga xam ne looy investir ci réew mi moo cay garder la ca ëpp solo ñuy wax actionnaire majoritaire. Ce texte vise à intégrer des modèles de production plus flexibles inspirés de la loi anti-blocus maanaam lépp li nga xam ne dafay jëm ci loi boobu noonu mooy dafay dindi li nga xam ne la ñu duppee loi anti-blocus au sein de la loi organique permettant tout sur les hydrocarbures. L'objectif est de revitaliser les territoires manquants maanaam dañoo bëgg ba réew yi nga xam ne dafa am pétrole bu bëri te kenn def fa investissement ñu mun fa amal ay investissement yu yees bu ko defee nag dina nekk la nga xam ne dina jëriñ lii di réewum Ukraine. kon américains ñu ngi wëyal di def seen emprise ci Venezuela bu wër maanaam ñoom jamono ji ginnaaw bi nga xam ne ubbi nañ X ginnaaw bi nga xam ne ñu ngi teggi loxo ay opposants
léegi ñu ngi changé loi yi nga xam ne danaan xañ ay investisseurs étrangers di am mainmise ci lii nga xam ne moom mooy seen ressource. La participation majoritaire de toutes les entreprises, co-entreprises, ce changement de cap répond notamment aux attentes des investisseurs américains qui plaident pour un accès élargi au secteur vénézuélien. mooy maanaam investisseurs américains yi xam nga ExxonMobil dafa newoon ne ñoom duñu xalaatuñoo dem Venezuela dafa investir parce que tegoon nañ loxo seen i koom-koom ba ñaari yoon seen investissement ba ñaari yoon te dañ ko pertoon bi yoon pour ñu duggaat ci Venezuela day nekk la nga xam ne lu wóor la. kon mu mel ni Delcy Rodriguez dégg na li ni mel loolu moo tax ba moom mu jël décision suppar ñi loi yi nga xam ne da doon tënk investissement étranger. léegi nag Russie moom nee na lépp li nga xam ne engagement la bu ñu amoon ak Venezuela ñoom ñu ngi wéyandi di des boobu ba léegi. kii nga xam ne moom mooy Sergei Lavrov moom moo xam ne la Russie maintient les engagements pris avec le Venezuela, a déclaré aujourd'hui lors d'une conférence de presse des ministres des Affaires étrangères du géant eurasien Sergei Lavrov. nee na avec le Venezuela nous avons une longue histoire de bonnes relations stratégiques maanaam moom ak Venezuela yàgg nañ di am ab relation bi nga xam ne relation bu stratégique la. Nous sommes attachés aux accords qui ont été conclus, a assuré le chef de la diplomatie russe en répondant à une question. maanaam ñoom ba léegi daal ñu ngi wéyal di tënku ca lépp la nga xam ne déggoo woon nañ ko Venezuela. waaye est-ce que li ni mel du nekk seen ginnaaw parce que wax naa leen ne Amérique jamono ji moom moo nekk di doxal réewum Venezuela te yaakaaruma ne fédération russe ak Chine dinañu wéyal di fa am ay intérêt léegi lu dul intérêt Amérique goo mën a beneen intérêt dina ñëw di fa doxal. Les autorités vénézuéliennes défendent leur priorité nationale de la souveraineté nationale et la nécessité de participer aux relations internationales en tant qu'État souverain indépendant et sur un même pied d'égalité. mooy la nga xam ne kii di Delcy Rodriguez mu ngi koy wax ca kaw waaye la muy def ci suuf mooy lay kattanal Amérique moom nee nañ réew mi moom seen bopp lañ réew mi nga xam ne war nañ mën a traité képp ki nga xam ne sob na leen ci àdduna bi mooy la muy wax ci kaw waaye ci suuf dafa mel ni Donald Trump moom mooy imposer ay volonté am ak ay bëgg-bëggam te dafa mel ni Delcy Rodriguez mu ngi ko ciy fekki parce que chaque jour mu ngi teg ay jéego yu wane ne daal Amérique mooy kay doxal. Lavrov a exprimé l'espoir que ceux qui sont intéressés à maintenir des relations avec ce pays y compris les États-Unis respectent ces principes. ñoom dañoo bëgg nag Amérique respecté lii nga xam ne moom mooy le droit international ba réew bi nga xam ne dafa moom boppam daal ku mu bëgg a lëkkalool mu lëkkaloo ak moom. léegi le Venezuela enlevant le président Nicolas Maduro ñaaw nag anam bi nga xamee ne moom la réewum États-Unis tegee loxo Nicolas Maduro moom ak soxnam ñoom Russie ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax. La Cour suprême du Venezuela a temporairement transféré les fonctions de l'État à la vice-présidente Delcy Rodriguez. léegi nag xam ngeen ne démb ginnaaw bi nga xamee ne Donald Trump dafa wax ne dafay dakkal song yi ci réewum Iran ca saa si pétrole bi dafa daanu mu nekk nag mbir mu yéeme parce que pétrole bi nga xam ne dafa waroon yokk ginnaaw bi nga xam ne dañoo wax ne dakkal nañ songoy waaye dañoo ne daaneel nañ songoy rek pétrole bii nga xam ne moom la ñuy jaay ci fu ñuy wax États-Unis du West Texas Intermediate moom perte na 4,58%. maanaam baril bi foofu noonu mu ngi jar $59,18. léegi nag bu fekkee ne bii nga xam ne moom la ñuy wax baril du Brent de la mer du Nord boobu 5% la perte mooy maanaam jóge na 4,37% à 63,61%. léegi nag xam ngeen ne ci ginnaaw bi nga xamee ne manifestation yi dafa am lii nga xam ne moom moo ci toftal réewum Iran dafa jël décision ne dafay dakkal ay chaîne de télévision. moom nag Donald Trump bàyyeegul boobu ba léegi ndaxte déployé na ab porte-avions mooy le US Abraham Lincoln bi nga xam ne quitté na fa nga xam ne mooy Indo-Pacifique ba mu nekkoon di utali waaxu réewum Iran. Face à la répression du régime iranien envers les manifestants en Iran, les États-Unis ont menacé le pays d'intervention militaire, voire de frapper après avoir temporisé. xam ne ñoom dañuy song Iran après ñu dallu waaye ci biir loolu ñoom kii nga xam ne moom mooy Mike Waltz représentant des États-Unis auprès de l'ONU nee na ñoom boobu ba léegi maanaam dàq ñu benn yoon song réewum Iran. C'est en tout cas ce que laissent penser les images satellites partagées entre d'autres parties pays du monde. maanaam gis nañu daal porte-avions bii nga xam ne mooy US Abraham Lincoln moom mu ngi utali maanaam lii nga xam ne mooy réewum Iran qui se trouvait jusqu'à le 14 mu ngi nekkoon ci mer de Chine jóge na fa sur ordre de Donald Trump di utali fii nga xam ne en route il fait route vers l'Iran. léegi ñu ne am na 4 navires yi nga xam ne ñoom ñoo koy gunge ak benn sous-marin nucléaire mooy la nga xam ne ñoom ñooy gunge
maanaam porte avion bi nga xam ne mooy l'US Abraham Lincoln. kon maanaam Donald Trump wàcceegul tension bi boobu ba léegi parce que bu fekkee ne yow da ngaa dakkal song yi nga jëlee ab porte avion bi nga xam ne mu ngi nekkoon mer de Chine nga wax ko mu dem utali fii nga xam ne moom mooy réewum Iran, dafa mel ni kon Donald Trump teggeegul lii nga xam ne moom mooy pression bi boobu ba léegi ci réewum Iran. kon mu mel ni daal maanaam la nga xam ne daal moom mooy yéeneem kenn xamagu ko te ñuy ñaan rek maanaam mu bañ a déclencher guerre bi nga xam ne wax nañ leen ne catastrophe yi dina nekk ay catastrophe yu jéggi dayoo. léegi nag xam ngeen ne Qatar, Arabie Saoudite, Turquie ñoom ñëpp ñoo wax ne Donald Trump ba mu amal ay song parce que bu amal ay song Iran du toog di seetaan maanaam lépp li nga xam ne intérêt Amérique la ci Moyen-Orient dina ko song wax na ko ba mu leer nañ. léegi nag moom benn tiitaange bu nga xam ne yu bari lañ ko tiit. xam ngeen ne jamono ji maanaam européens yi ñu ngi déployer seeni force ci fu ñuy wax Groenland ci bu lim bu takku kii di porte parole maanaam Caroline Leavitt nee na du changer dara ci position Donald Trump. léegi nag dafa am benn mbir bi nga xam ne daanaka maanaam occidentaux yi ñu ngi koy def te amul sens. ñoom lépp li nga xam ne ay jumtukaay xarala guerre la rawatina Danemark bii nga xam ne moom mooy wax de moom fas yéenewul séddee île bii de Groenland américains yi, moom lépp li nga xam ne da ko yor ci ngànnaay ci américains yi lu ko jëndee ak occidentaux yu bëree bëri ba mu des France cote moom moo dépendrul ci lenn ci réewum France. waaye ñiy déployer ay seeni force yëpp lu ci bëri si ñoom matériel américain la ñuy utiliser. te dafa am benn mbir bi nga xam ne américains yi moom la ñuy wax ITAR mooy International Traffic in Arms Regulation. loolu dafay may maanaam képp ki nga xam ne Amérique da laa jaay ngànnaay 48 heures yu nekk da ngay renouveler lii nga xam ne mooy code d'accès yi. lu ko may sa avion ak say ngànnaay doo ko mën a jëriñoo. maanaam ñëpp ñi nga xam ne ñoo yore ay F-16 wala ay F-35 wala benn xeetu avion bi nga xam ne Amérique moo ko defar, Amérique heure bu ko neexee mën naa désactiver li ni mel ba doo ko mën a jëriñoo ba mu des France cote. moo tax ba man góob ma ne jàmmarloo dina am ci fii nga xam ne mooy Groenland ci diggante États-Unis ak maanaam Union européenne ak membre OTAN yi nga xam ne ñoom ñooy ñiy déployer seen force ci fii nga xam ne mooy Groenland. lii laan bëggoon indil comme actualité seen xarit amoon Léon Baltasar le Caméléon di leen ñaanal kenn du lu jàmm ak salaam.